di abukaan ak ñi mu àndal ñëpp di leen xamal ne ñu ngi leen di dalal fii ci Yoff di dëkk bu tedd di dëkku Seydina Limaamu foo xamante ne suuf si tedd moo fi nekk donc ku fi ñëw ñu war la dalal taral la tatagal la ñoo ngi leen di gërëm di leen sant liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di liggéey ci réew mi ci wàllu élevage kooku ça ne passe pas inaperçu parce que ñun ñi nga xamante ne ñoo féetee mag nekk ci kanam gis nañ liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di liggéey ñu di leen rassurer nag ci benn côté di leen xamal ne ñun suñuy doom yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci wàllu Yoff ci wàllu Ngor di wàllu Wakaam muy tànk ñooñu ñëpp ci liggéey bi nga xamante ne moo nekk nii man de dama ci am mbégte mi lu ko waral mooy ñoom ñi nga xamante ne ñoo fi nekk tey di élever maa ngi ñoom la woon démb ma nekk président éleveur yi donc tey cosaan moo andi tey waratuma mën a nekk ci loolu parce que tey maay président jàmburu Yoff am beneen occupation bu may am bon su ma dundee ba gis li nga xam ne moom laa doon rêvé yaakaar ko bëgg ko ma gis ne suñuy sët suñuy jarbaat suñuy ñëpp doxal nañu ko ba egsi fii vraiment mbégte la ci man sincèrement man bi ma duggee j'étais ébahi et aussi j'étais très content maa ngi leen di remercier président liggéey bi nag day door le chemin est très long mais nag du courage de toute façon vous aurez l'appui en tout cas de Yoff gépp mu ngi ci seen gannaaw lépp loo xamante ne soxla ngeen ko loo xamante ne lii dafa jëm ci wàllu ngeen soxla ko ci mag ñi ñu war leen jàppale l'essentiel mooy na coordination bi dox ni mu ware information yi dox ni mu ware danañ topp seen gannaaw danañ leen taxawu leen fépp foo xamante ne fa ngeen bëgg parce que képp koo xam ne da ngay def élevage am na lu bari loo xam ne da nga koy soxla c'est la ngeen xamante ne moom ngeen di soxla bu ngeen ci tolloo waxtaan si ba nësër ko na ngeen ko andi ñu taxawu leen ba ngeen mën ko jot si ni ngeen ko war a jote si anam yi nga xamante ne moom ngeen ko war a jote maa ngi leen di remercier yéen ñëpp du ma monopoliser parole bi parce que le temps est trop court te si weeru koor la ñu nekk je vous remercie. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin Seydina Mohamed ibn Abdallah gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed di gërëm suñuy weejur ñu ngi sant di gërëm président Aboukan ak délégation bi mu àndal ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu tànk mooy Wakaam Ngor Yoff muy ñetti dëkk yu nga xame ne bu ñu daan dénkaane bu ñu dénkee Yoff bopp bi dañuy dénk Ngor biir bi dénk tànk yi Wakaam mu nekk suñu doole nga xam ne lépp lu ñu yëkkati ñoo koy bokk ñoo ciy ànd ñoo koy defandoo kon defe naa ne bés bu mel nii bu amee président suñuy doom invité leen ngeen ñëw fekke leen fii suñu sag la suñu mbégte la parce que defe naa ne weejur bu gisee doomam mu jublu ci li nga xam ne cosaanam la nekkinam la war a doon jëfam la war a doon mbégte la war a doon nga yor say doom dugguñu ci leneen doxuñu leneen waxuñu leneen lu dul jël seen bopp ànd ak mala yi di leen tette di leen defar bañ ciy gis ay résultats loolu mbégte mënu ko romb kon defe naa ne liggéey bi ngeen commencé ba xale yi am fit ñëw fekke leen ci liggéey bu ngeen leen di jàppale ñun ngeen ko defal ci biir loolu ñu nimmeeku ci suñuy doom yu nga xam ne aussi am nañ taxawaay bu mat sëkk président Souleymane wax na ko léegi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jëkk di def affaire yi élevage xale yu bari fa lañ daan copier ci moom ku mu tasee sax nga ne ko war naa la jox xar defe naa la loolu référence la mala nag ku ko bëgg rek yaakaar nañ ne sa xol bu leer la te xol bu set la parce que mala ku mënul yor mala doo mën a yor nit
ku mën yor mala di nga mën yor nit te man am na lu nga xam ne seetlu naa ko ci te maa ngi koy commencé bëgg a xam te bu ma laa weesu ma gërëm tamit sama jarbaat bii toog nii muy Souleymane Mbengue man dama koy dégg mu naa du ma wax day jël xaram jox ay xale na leen liggéey leen defe naa kii jël alalam di joxe naa liggéey leen kooku bëgg na société bi avancé bëgg na société bi jëm kanam Babacar Thiaw bii di sama frère nekk président des éleveurs de Yoff ma gis taxawaayam am na bés bu nga xamee ne oo naa ko sama kër fitna la ñëwee daal di taxaw ni mu nga xamee ne noonu la war a taxawee kon bés bu mel nii am na acteurs yoo xam ne bu ñu fi dajee war nañ leen sant war nañ leen gërëm président dama bëgg nga dimbali suñu doom yi ngeen taxawu suñu xale yi parce que xale yu mel nii ku leen taxawu duñu soxla dugg ci géej gi duñu soxla dem ci leneen dinañ am volonté te dinañ am yaakaar ne war nañu mën a tekki fii parce que jaaykatu gerte bi war naa mën a yaakaar ne war naa mën a tekki ci gerteem defe naa ne kuy yar mala tamit war ngaa mën a yaakaar ne war ngaa mën a tekki sa mala te loolu ñu ngi la koy dénk jàppaleel ñu suñu doom yi te defe naa ne boo leen jàppalee ñun lu ñuy ñaan moom mooy nga dem ba yor ministre de l'élevage parce que boo yoree ministre de l'élevage xam nañ ne xam nga ko te di nga ko mën a doxal parce que am nga expérience bi parce que nit lu mu xam di ko doxal ku ko ci jox responsabilité dina ko doxal te ñiy nekk ci ginnaawam aussi dina leen jàppale wax ji nag gudde na mais maa ngi sant daal di gërëm ñëpp di sant suma doom yi di leen wax ne jëm leen ci kanam góorgóorlu leen lii de mbégte la man dinaa dem sax manifestation su ma ñëwee guddi gi bu ma laa sangu di def dara samay xar laa jox ñu lekk ba pare may door a lekk loolu dafa dem ba dafa commencé dugg sama bopp loolu mooy wane ne xar beneen affaire moo ci ne maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ñu jaraaf bi nga xamante ne moo fi jóge léegi ñu ngi koy ziar bu baax di wax ñaan bi mu ñu ñaanalal suñu président bi mu nekk ministère de l'élevage yàlla na ko yàlla def ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jaajëfal président Babacar si liggéey bu am solo bi nga xamante ne taxawal na ko fii ñëwoon nañ si édition yi ñu weesu gisoon nañ ban taxawaay la ñu amoon ak événement bi naka la demee woon par rapport ak bi ñu ñëw tey muy 3e édition bi mu nekk wax dëgg yàlla lu ñu bett mooy wane ne Yoff ñu ngi liggéey bu am solo ñu ñaan yàlla na leen yàlla yombalal di féliciter rek Babacar si liggéey bu am solo bi di féliciter dem waa Yoff yëpp di leen masawu coono tam ndaxte foire coono la waaw doo toog doo taxaw doo nelaw doo tar sax sa njaboot ak say xar waaw di nuyu président Nabi teew na fi di nuyu suñu kilifa bi nga xamante ne moom mooy président nekk kilifa fii si Yoff ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit suñu président suñu mag suñu xarit defe naa ne suñu féetewoo tamit di président Abou di nuyu suñu président muy président Fadilou ak délégation di wax ne ne élevage moo teew fii biir Yoff parce que président FENAFO bu teewee président Adam teew président tànk yëpp teew mooy que ne élevage bi teew na Kocc defe naa ne taxawaay bi am na solo ndax ne lii mooy élevage ñii bu ñu teewee rek dafa mel ni teewal nañ Sénégal bi yëpp di leen jaajëfal di wax Fadilou yen bi yàlla na woyof ni mu débuté xeeñ na neex ndaxte yaatal nga ko jël nga grand bi teg ko sa boor waaw di nuyu itam doyen Lamine di ko jaajëfal ci taxawaay bi bu baax a baax man de damay wax éleveurs yi bu ñu sori
waaw bu ñu bëggee avancer seen élevage bu ñu sori nañu xool ci grand bi muy président Abou jot doy na référence président Abou doy na référence defe naa ne ku xool ci moom doo sori ku xool ci moom doo mbëkk it ndaxte bàyyi na lépp ngir élevage te defe naa ne ñëpp xam nañ ne élevage teral na ko ndaxte foo dem ci Sénégal sujet boo laal boo ko toppee dina ñëwaat ci moom dina ñibbiwaat ci moom kon man de du ma sori dama naan gars yi nañu xool ci moom def naa ne bu ñu xoolee ci moom def naa ne élevage dina dox waaw di waxaat rek ne gars yi liggéey bi tàmbali na ndaxte Yoff dëkku cosaan la Wakaam Ngor Yoff ku leen xam ne xaru tabaski la ñu fonk moo tax ñuy sonn ci càmm góor dugg di fa fekk ay xar waaw pour wane ne gars yi dañoo bugg jub kon ñii ku leen jàppale dinañ dem waaw maire bi teewu fi waaye ñu ngi koy yóbbante ngir mu jàppale élevage yu Yoff jàppale éleveurs yi nag mooy jàppale Sénégal ndaxte def naa ne li ñuy jëfandikoo ci xar ci at bu nekk jéggi na dayoo def naa ne bu ñu déplacé wul di ko am biir Yoff def naa ne dina gën di ñaanalaat gars yi di ñaanal éleveurs yi yal na leen yàlla barkeelal waaw élevage Yoff tam yàlla na ko yàlla barkeel di félicité ñëpp di jégalu tam ci kàddu yi gudd na nag waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. merci beaucoup président. mi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di kontaan bu baax ci li fi xew li nga xamante ne mooy dajale ñu ñëpp bëggoon tàmbalee sumay kàddu par remercier féliciter le président Babacar Thiaw remercier féliciter éleveurs exposants yi fi daje yëpp nga xamante ne tey ñooñu may tey possibilité ñu taxaw mën a yore micro jàkkaarloog yéen maa ngi nuyu aussi di gërëm sunu mbokk éleveurs yi nga xamante ne ñoo toogandoo ci présidium bi fii suufu bâche bi président association yi responsable yi nekk ci mouvement yi nekk ci association yi waaw ma ni maa ngi nuyu di remercier aussi suma mbokk yi ma bokkal tey bâche bi yëpp président wu association yi responsable mouvement associatif yi nga xamante ne ñoo nekk ci élevage bi yëpp bugguma lim balaa may juum di remercier aussi sunu mbokk communicateurs traditionnels yi sunu mbokk yi nekk ci réseaux sociaux yi mais di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax éleveurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci Yoff ak environ wala ma ne Ngor Wakaam Yoff di félicité waat beneen yoon di feddali suma jaajëfal le président Babacar Thiaw parce que li nga xamante ne moo ñu fi dajale yombul waaye responsabilité bu bëri la responsabilité bu mag a mag la parce que xam nañ ni tey li war a développer Sénégal xam nañ ni agriculture xam nañ ni élevage kenn mënu ko ci génne donc bu éleveurs yi di organiser wu ci quartier yi ci gox-goxaat yi mënuñu def lu dul rafetlu ko di jaajëfal ñëpp bu baax a baax a baax li tax may mujjee nag le président Abou Kane c'est parce que su ma ko gërëmee su ma ko félicité su ma ko taggee suma bopp laa gërëm suma bopp laa félicité suma bopp laa tagg parce que tey ñun non grave c'est ça. président Fallilou Keita nee na boo gisee mu mujjee magam xaritam ki nga xamante ni moom la fekk ci bopp Adam remplacé ko kooku mooy le président Abou Kane
yéen ñëpp na ngeen ànd ngeen tàcc loolu nga xamante ni moom la Fallilou Keita wax. nee na Abou Kane frère am la xaritam la. nee na seen teewaay fii ci Yoff Abou Kane moo ko waral. waaw sunu teewaay ci Yoff. nee na teewaayam ci Yoff Abou Kane moo ko waral. Abou Kane moo ko waral. nee na président Abou Kane moo waral teewaayam fii ci Yoff. parce que moom moo ñu invité mu jël téléphone moo ñu invité. ndax Abou la waa Yoff tànn tuddee ko bis Fallilou Keita Abou Kane jël téléphone am woo ko ni ko sama rakk dama bëgg nga gunge ma. bi ñu ko waxee tamit. nee na bi mu ko waxee tamit. ñu wax ko sunu mbokk éleveurs yi nga xamante ne ñoo bokk nee na Adam. mu wax ko ñi nga xamante ni ñoom la bokkal Adam ak bokk éleveur am yëpp moom Fallilou Keita. moo tax tey ñëpp bàyyi seen itte yi ñu amoon. nee na loolu moo tax moom Fallilou Keita ak ñoom Issa Saka ñu bàyyi seen itte yëpp ñëw. ñëw teew si bés bi jàppale ko. nee na teew ci bés bi ànd ak seen mag Lamine Diop jàppale ci Abou Kane. moo tax tey sunu kaddu. nee na tey moom Fallilou Keita ay kaddoom. lépp teg nañ ko ci kay kaddu Abou Kane. nee na kaddoom yëpp teg na ko ci loxo ki nga xamante ni mooy président Abou Kane. lu mu wax rek ñun loolu lañu wax. Fallilou Keita nee na lépp lu Abou Kane wax ci élevage ak ci milieu bi ak ci bokk gi moom Fallilou Keita loolu la wax. su ko waxee waxal na ko bureau bi yëpp. nee na su ko waxee waxal na ko bureau bi yëpp ñu nekk ci Adam ñëpp. ku mel ni grand Lamine Diop. nee na ku mel ni grand Lamine Diop médiateur de l'élevage. teewaayam rek am na lu bëri lu muy firnde. nee na teewaayam rek moom Lamine Diop am na lu bëri lu muy firnde. waaye moom bu teewee. nee na waaye bu Lamine Diop teewee. Abou Kane teew. Abou Kane teew. ñu autorisé ko moom muy wax. nee na ñu autorisé ko moom muy wax. loolu yëpp ñoom seen baax la rek. nee na loolu lépp baaxaayu Lamine Diop la ak président Abou Kane. donc li may def rek mooy gërëmaat ñëpp sant ñëpp. président Fallilou Keita nee na moo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. di ànd ak délégation bureau Adam bi yëpp. nee na di ànd ak délégation bureau Adam yëpp. di félicité waat. nee na di félicité waat. le président Babacar Thiaw. di félicité waat le président Babacar borom fii ci Yoff. di félicité waat aussi le président Abou Kane. nee na di félicité waat président Abou Kane. di ko feddale sunu ànd ak moom. nee na Abou Kane sa rak sa xarit Fallilou Keita nee na moo ngi feddali sa digganteeg moom. di feddale suñu jàppante ku mel ne Lamine Diop. nee na di feddali tamit seen jàppanteeg le médiateur de l'élevage monsieur Lamine Diop. di gërëm di sant ñëpp. nee na di sant ñëpp di gërëm ñëpp président kon ñu tàcc ko baax a baax a baax. merci beaucoup. président du regroupement des éleveurs de Yoff et environnant. di nuyu suñu kilifa yu baax yi toog fii di jaraaf di le président Thiaw. di nuyu suma mbokk président yi fi teew. nga dooree si président Fallilou président Adam. président Pape Boubacar président de ADO. président Ngor dégg naa ko fi. Nabi. di nuyu aussi le président du regroupement des éleveurs de la banlieue Matar Sy ak délégation am. di nuyu délégation bi mu àndal yëpp nag. di avant tout di leen di féliciter si li ñu gis fii parce que wax fa dëgg yàlla man xalaatuma woon Yoff am na autant d'éleveurs xalaatuma woon ni Yoff am na une association aussi bien organisée xalaatuma woon Yoff war nañu mën a organiser foire bu toll nii donc là je suis agréablement surpris en voyant ce que j'ai découvert ici donc di leen si féliciter te di leen di jaajëfal aussi si organisation bu ma fi gis lii nag soo leen ko defee def ngeen seen warugal parce que Yoff c'est une cité lébu te ku xam lébu ak xar ñoo ànd man loolu xam naa si dara parce que man maa ngi ko doon wax léegi jaraaf ma ne ko man si biir ay lébu laa màggee le grand Serigne Ablaye Diop Makhtar daanaka on a grandi dans man maa ngi juddoo 69 rue Moussé Diop ex Blanchot donc rue Moussé Diop maamu Moussé Diop moo nekkoon le grand Serigne de Dakar l'un des plus charismatiques d'ailleurs donc j'ai grandi dans le quartier de Mbot en quelque sorte donc j'ai grandi avec des lébou toute notre enfance si lii lañ nekkoon yóbbu xar yi plage ëffal leen ñu mbëkkante ainsi de suite
donc xam ngeen bu baax li may wax li am Mbot moom moo am Ouakam moo am Yoff moo am Rufisque moo am feneen. voilà donc xam ni rek vraiment li ngeen def li ngeen war a def la. maintenant comme ni ko président waxee sànq xaw ma kan moo ko doon wax sànq am na ko fi wax sànq ne yéen vraiment ay spécialiste su xaru tabaski ngeen. effectivement en tant que opérateur de tabaski aussi yàgg naa fi ñëw di jënd ay xaru tabaski. ah mais gis naa léegi vous êtes montré d'un cran léegi xaw ngeen bàyyi xaru tabaski yi pour migrer vers la race ladoum. mais nag li may wax foofu mooy c'est bien d'avoir migré vers le ladoum c'est bien d'améliorer mais li ñu leen xamee woon loolu lu am solo la bu leen ko bàyyi waaw bu leen ko bàyyi parce que tabaski marché la ah marché nag nit du ko bàyyil keneen doo am benn marché bi nga xam ne yaa ko moomal sa bopp nga koy bàyyil keneen te ñii di def opération tabaski comme man xam nañ ni yéen genre xar yi ngeen doon produire daanaka les moutons moyens yi nga xam ni qui vont entre 150 000 ak 300 000 xar yooyu man suma expérience moo ma ko may xar yooyu chaque année dafay manqué luy bëri si dëkk bi mooy xar lii nga xam ni mooy lamb en général mooy xar yi nga xam ni 300 000 ba 500 000 ba 600 000 mais xar yi nga xam ni les moutons moyens entre 150 000 et 300 000 yooyu en général du lamb donc c'est à cause de un gros marché bi nga xam ni yéen da ngeen si amoon doole loolu bu leen ko bàyyi noonu mu ngeen améliorer mais au moins à côté loolu ngeen téye ko surtout que élevage bi fu mu jëm foofu lañu jëm parce que élevage bi fi ñu jëm mooy dañuy dem période bi nga xam ni il faut ñu spécialiser wu amay xar uniquement yii pour reproduction la yii pour vraiment améliorer cheptel peut-être local bi à l'intérieur yii pour la boucherie la yii pour ngénte wala pour tabaski donc foofu lañ jëm avec suñu ak li ñuy liggéey au niveau de la fédération caractérisation suñu paree caractériser laadum ba pare ba homologué ko avant même qu'on ñu koy homologué dañ koy catégoriser en différentes catégories ñu xam ban catégorie bu nekk ak lu muy àndal parce que tey jii am na laadum yu bëri yi fi nekk yoo xam ni tabaski rek la mën a jar am na laadum yu bëri yi nga xam ni ngénte rek la mën a jar am na laadum yi nga xam ni nag wax fa dëgg yàlla soo ko naree jënd pour tabaski ko du la ko jaral wala soo ko naree jënd pour ngénte du la ko jaral par contre dina la jaral nga def si ay millions yu bëri pour mu améliorer sa cheptel donc loolu yi catégorisation boobu dafa am solo suñu demee ba catégoriser nag dina am xar yi nga xam ne spécialement yii pour tabaski la et en ce moment là aussi na fekk yéen yaa ngeen doon liggéey si loolu mais soo leen ko abandonné bu ëllëgee su loolu ñëwee aussi di ngeen tumuranke donc nañ si bàyyi xel bu baax élevage suñ koy def dañ koy def par rapport ak marché yi par rapport ak ses propres réalités te réalité yooyu ñu ngi fii donc buñ ko bàyyi leneen li nag bon pour vous remercier vraiment si cër bi ngeen ma jox ba def ma parrain 3e édition bi ma si kontaan lool man ak ñi ma àndal muy coordinateur mooy ñi ma cité sànq mooy président association yi ma àndal di d'abord di jiite ku ko jiite mooy le médiateur de l'élevage il a un nouveau poste un nouveau loolu Mara moo créé poste boobu nag en tant que président de la FERAFO dama koy officialiser ce poste est devenu officiel maintenant le médiateur de l'élevage donc mu doon koo xam ni vraiment su ñuy jaajëfal la suñu diggante yàgg lool te mu yàgg lool si élevage bi donc tey jii suñuy wax yenn suuf yi lu mel ni ay roi Bachir ak yooyu wax fa dëgg yàlla loxo mu ngi si biir bu baax a baax daanaka moom moo ko créé di cité aussi suma rakk suma xarit Fadil Keita bi nga xam ni wax fa dëgg yàlla tey jii ñoom amoon nañu réunion programmé woon nañu bu yàgg réunion bureau Adam à 12 heures mais réunion boobu dañ ko toxal ngir affaire bi donc su fi jógee léegi voilà te su fi jógee léegi day dem si réunion bi di koy jaajëfal bu baax si teewaayam di koy wax aussi li mu ko waxoon démb rek man maa ngi seen ginnaaw lépp lu ma mën a def pour jàppale leen rek dinaa leen jàppale pour que Adam fu mu niveau bu mu tolloon fi ñu ko jële woon d'un point A yóbbu ko à un point B yéen nga nu ko jëlee ko foofu yóbbu ko jusqu'à un point même Z donc yéene naa leen ko
te gis naa ni am nga ambition boobu jaral na la ko gis naa loolu donc dañuy ñaan yàlla jàppale la si loolu te incha allah ñun li ñu si mën dinañ si jàpp pour que vraiment Adam tur bu mu egg mu yokku mais du wàññeeku. leneen li nag c'est un message que je donne au monde de l'élevage parce que période bi ñu nekk nii peut-être sax def naa benn vidéo fan yi bon xëy na mu ngi circuler mais bu tere ma wax ko fii dañ nekk si période bu difficile bi nga xam ni déjà def nañ ko avant même qu'il y ait cette période de crise il y a cela 1 an 2 ans def contacté woon nañu état bi pour wax ko aliment bi commencé na cher def nañ ay réunions yu bëri ak ministère de l'élevage def nañ ay réunions ak ministère du commerce def nañ réunion même ak les présidents les directeurs des minoteries donc loolu avant même cette période de crise là pour leur dire que si yokk bu njëkk bi pour leur dire que pour marquer suñu désaccord si yokk bi donc lu ñu war a def ñu ngi koy def mais aussi soo nekkee jiit aussi waroo def démagogie mooy nga xam ni lii discours bi moom mooy discours bi nga xam ne moo neex nit yi waaye du discours bi gën nga topp ci discours boobu uniquement pour def lu neex nit yi man Abou Kane du ma njiit boobu du ma njiit bi nga xam ni damay toog di wax pour mu neex nit yi du ma taw di ne non dañ dem ci génnee yat yi génnee kii dem def marche xeex état bi wala def nii pour aliment bi wàññeeku li ma mën a def pour aliment bi wàññeeku dama koy def lu mu mën a def dinaa ko def façon pression bu nekk dinaa ko def mais du tere à côté éleveurs itam su ma leen waree wax dëgg dam leen di koy wax man ku ma xam-xam ni ça fait plus de 2 ans 3 ans wala même 5 ans auparavant lii yàgg naa ko wax éleveurs yi nañu fexe am suñu indépendance tant que amuñu suñu indépendance du dem tant que amuñu suñu indépendance dara du dox parce que tey jii aliment bi suñ ko wàññi woon tamit 1000 francs ça ne sert à rien tey jii ñun dañu war a mën a produire suñu bopp maintenant ñëpp mënuñu produire ok mais tey jii ñi tax ngooñ bi cher suma classe gi la nga xam ne mën nañu produire classe Lamine Diop bi la nga xam ne ñun dañu am ay bergeries yu mag dañu consommer 3 sacs par jour dañu consommer 1000 sacs par an kuy jëloon 1000 sacs ngooñ par an soo si jëlee 100 personnes rek te loolu xam nañu am na ça fait 100 000 sacs ngooñ 100 000 sacs ngooñ soo ko génnee si marché ngooñ bi mais nooy def ba ngooñ du cher actuellement ngooñ am na si dëkk bi ngooñ manqué wul mais dañ ko stocké loolu tax mu cher ngooñ daaw jéeg fekkante na fi ak ngooñu daaw est-ce que tax na mu yomb ngooñu ren dina fi fekk ngooñu déwén dina ko fekk mais du tax mu yomb pourquoi parce que nit yi dañuy jënd le marché de l'offre et de la demande le prix c'est en fonction de l'offre et de la demande tant qu'il y a des acheteurs affaire yi day cher te acheteurs yi mooy ñan ñi nga xam ne war nañu mën a béy donc ñi nga xam ne am nañu moyen jënd 1000 sacs par an 1000 sacs par an c'est au bas mot 4 500 000 tey jii mun nga si béy lu ëpp 20 hectares donc di nga am si sa millier de sacs ngooñ te loolu bu dee ngooñ la sax ngooñ nga xam ne ñun dañ ko jox valeur ba nga xam ne eggu fa mais am na ay variétés yi nga xam ne tey jii soo ko defee moo ëpp rentabilité te 1 million doo ko si frais te moo ëpp rentabilité 1000 sacs ngooñ te mun na remplacer ngooñ ba pare remplacer aliment bi si boppam te variétés yi ñu ngi fi lan moo ñu ko tere def amuñu problème tool amuñu problème leneen ñi ko mën nañ ko def te am na ñu ko mën ñu bëri mën nañ ko ñi ko mënul tamit ñu nañu jël booloo si jotaay yi ay xale yi nga xam ñoo bokk jotaay ay 10 personnes ku si nekk indi benn 100 000 wala ku si nekk indi benn 50 000 ñu dem Saalum béy fa tool ñu àbb fa tool wala loué dem def lu ñu def donc c'est tellement simple tant que amuñu indépendance boobu duñu dem fenn donc kuy wax dëgg éleveurs yi da nga leen di wax loolu man dama bëgg lu neex éleveurs yi ba toog du ma leen wax dëgg da nga leen di wax dëgg bi mooy lan dañu uti suñu indépendance tant que amuñu suñu indépendance duñu def dara loolu moom c'est ça la réalité leneen lii ni mu koy waxee éleveurs yi noonu lay lancer message état bi noonu lay lancer message usines yi aussi parce que c'est pas normal tey jii matière première bu ëpp solo si aliment mooy maïs Sénégal tey jii on a 270 000 hectares si le long du fleuve Sénégal yi nga xam ni maïs daf fay dox maïs day dox mun na sax foofu mun na sax Saloum mun na sax partout si Sénégal lu tax tey jii ñun ñuy amuñu autosuffisance en maïs ça c'est inadmissible loolu kenn waru ko sax xalaat. waaw dañ ko jéggaani. donc loolu c'est tey jii suñu usines yi c'est am nañu ay milliards am nañu ay moyens tey jii am nañu moyen dem béy maïs bi
suñu béyee maïs au moins dootuñu importer maïs en ce moment là loolu dina répercuter aussi si prix wu sa ripaas bi donc état bi tey jii état bi dafa war a xool yan moyen lay def ba su munee jàppale oyofal leen ñu dem béy ñoom ñu béy maïs yi ñu def ko su ko kiwul tam mu contraindre leen ñu def ko parce que ils ont le devoir de le faire tey jii compagnie sucrière ils ont plus de 100 000 hectares donc ñooñu tey jii normalement canne à sucre kese loolu suñu jëloon moitié bi def ko ay céréales mais tey jii on serait autosuffisant et ils ont les moyens de le faire pourquoi ils ne le font pas donc loolu yëpp nañ si bàyyi xel ah nañ si bàyyi xel ñu ngi jëm nag si période bu métti ñu ngi jëm instant bi si période bu métti kenn xamul fi ñu jëm parce que ñu ngi naan métti na mais métteegul parce que dëkk yi avant guerre bi xam nga ñu wax guerre bi rek mais avant guerre bi sax affaire bi fa doon yokku commerçant yi toog fii xam nañ li may wax le transport international a augmenté à plus de 30%. le cours mondial du maïs yokku na sax avant guerre bi di ñëw donc tey su guerre bi ñëwee Russie ak Ukraine nga xam ne ñoom ñooy premier producteur ak deuxième producteur mondial mais ñooñu tey métti na léegi parce que am na ay instant am na ay stock de sécurité mais dans 6 mois naka lay mel dans 1 an naka lay mel donc situation boobu nañu fagaru si loolu di wax éleveurs yi nañu moytu mélange yi ñuy def tey jii aliment bi cher na mais warul tax ñu changer suñu habitude alimentaire ah donc ma yemal foofu wax bi rek wax bi gudd na trop mais je pense que il fallait que ma wax ko parce que c'est période bi moo ko laaj encore une fois di leen jaajëfal encore une fois félicitations et di leen jërëjëf tàccuwaat nañ ko baax a baax le président Abou Kane merci beaucoup discours bi set rafet na te defe naa ni leer na également félicitations bu loolu weesoo nag dañuy bëgg a joxe nag ay décoration rek dañuy joxe ay décoration ci biir maa ngi Abdou Fatah Diop ñu ngi lay dalal léegi nag éleveurs yi fi teew yëpp di jiital nuyoo bi suñu wasile yi fi toog di président El Hadj Souleymane Sarr ak Jaraaf Al Gueye di nuyu président Abou Kane di nuyu président Fadilou Keita di nuyu éleveurs yi fi nekk yëpp di remercier waa Yoff d'abord ndax ak regroupement des éleveurs de Yoff et environnant surtout précision bi c'est de taille loolu bu ñu ko lii tax ñu dolli ci environnant bi c'est que Yoff dafa bindoo village et cité nouvelle environnant bi moo ëmbaale cité nouvelle yi nga xamante ne jël na Ouest Foire Nord Foire Sud Foire et tout et donc nos amis et frères Omar Sy ñoom El Hadj Cissé ñëpp bokk ci ak Falilou Gueye ñëpp tënku àndandoo Yoff village ñu former regroupement des éleveurs Yoff donc le secret bi nga xamante ne tey jii président Abou Kane wax na ko mooy le résultat bi nga xamante ne moo waral lii yëpp c'est vrai en si peu de temps Yoff a jóge nañ ci spécialisation xar tabaski ak si laadum li ko waral am nañ ay pionniers yoo xamante ne ñoo ñu ñemeloo man mooy suma formateur mooy ki ma jàngal élevage j'ai démarré 2013 et c'est Youssou Sarr jaraaf Youssou Sarr defe naa ne Lamine Diop xam na ko depuis le roi seen tool ba donc toute l'histoire xam ngeen ko et Abou Kane aussi donc ñu ngi remercier di kontaan et di wax samay mbokk Yoffois yi et président Fadilou Keita wax na ko l'élevage c'est un secteur d'activité boo xamante ne levier de développement la loolu nag defe naa ne ñaan nañu président Fadilou Keita et président Abou Kane ñu ñëw defal ñu des ateliers yoo xamante ne dinañu mën a permettre ñu comprendre les mécanismes de financement yi accompagner éleveurs yi ak li ngeen wax ci li ñu war a moytu ak lu ñu war a def waaw ndax tey jii dëkk bi dafa toll foo xamante ne bu ñu xeeb dara nañu liggéey ku ñu fekk ci liggéey bi dëkk muy maire muy état ak ku mu mën a doon rek
fekk na nga taxaw dara waaye kaay dimbali ma te yoroo dara boobu moom kii donc ñu ngi remercier jeunesse Yoffoise si vraiment résultat yi ñu am si un peu de temps di remercier encore les éleveurs di leen wax ne du ñuy gan si élevage waa Yoff parce que ñuy ça date de l'antiquité na ñu ànd ñoom boot ñu waaw ñoom ñi xamante ne yàlla loolu la dogal ci ñoom ndax ñun ñu ànd seen gannaaw jàng di leen remercier ñoom ñëpp vraiment di remercier waa Yoff loolu voilà merci beaucoup tàccu leen ko sax man di jaay moo la président bi waaw docteur Babacar Thiaw c'est un docteur vétérinaire di ko remercier lépp si loxoom la jaar à travers les jeunes qui l'ont accompagné donc xel daala fattu baal na ma la il est pris si dans l'embouteillage parce que dafa doon daara bu mu doon kii mu ngi ñëw si yoon bi nii moom itam jàpp na si bés bi ñu ngi koy remercier Seydina Issa Laye Sam le jeune maire di ñu rendre fier ah il est bon ñii il manque de temps jërëjëf merci Souleymane Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself xal jàmm Père Daouda mii taxaw keroog bi nga xamante ni président Fallilou Keita mu ngi campagne kii la defoon directeur cabinet Père Daouda du yendal du fanaanal ngir bëgg ki nga xamante ni mooy président Fallilou Keita ak président Abou Kane mii mook Abou nag ñoo bokk njum bokk wada bere bokk ay relaaw bokk galeya nit mën na laa ëppaat waaye ku la gën fanaanul ci réew mi ndax li ngay xonte réew mi yow dong yaa ko fi nangoo xonte di nga boole ay xoliti gerte ak ay xoliti soble ak ay xoliti fruits ak repas ak aliment jox xar yi ba ñu tàmm ko te kenn gënu laa rafet ay xar. ñi teew ci bés bi ñepp ci seen jëmm ci seen alal ak ci lépp loo xam ne def nañ ko ñun waa Rey gis nañu ko ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñepp di ñaan ñu teewe ko at yu bare bari ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ak di beral ngërëm monsieur le maire Seydina Issa Laye Sam comme ni ko ñëpp waxe muy maire bu jeune waaye bu bari njariñ mi ngi door a yegsi waaye ni mu naal bari na waaye mu ngi ciy jéego li ma ko tax a wax nag mooy recevoir nañu ñun bi ñuy préparer suñu événement bi li lay wan ne ku généreux la mooy ni mu ñu teroo ak ni mu ñu waxe nan ngeen bëggee ñu doxale ko te loolu la def mais comme ñoom seen agenda dafa xaw chargé moo tax dañ leen di teewal ci yenn événement yi ñoom ñu teewal ñu ci yeneen événement yi Seydina Issa
yal na yàlla woyofal yan bi damay wax toujours ne sax yan bi moom munul woyof waaye yal na la ko yàlla téeñal ba sa boppa du dara yal na borom bi téeñal la yan bi yal na nga fi yàgg jiite Yoff ñun yàgg laa gunge si njariñal Yoff bu loolu passé maa ngi gërëm aussi jabaru éleveurs yi maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que éleveurs yi seen yitte dafa bari réunion yi ñuy def guddi réunion yi ñuy def bëccëg ak dem ci foire yi ak dem fu ne seen jabar yi toog di leen muñal loolu am na wax yu sew lu ci am ay tooñante waaye daal fa tabaarakallaahu yal na yàlla def leen ñu nekk ay mag te yàgg ñoo gunge ci njaboot gi kon ñu dalal Seydina Issa Laye Samb suñu maire bu ñàkk ci ñaan bi mu ñëw dugga teg ñu ci yoon moom itam su ko defee ñu ànd liggéey lépp loo xam ne jëm na ci élevage parce que élevage ponk la ci li nga xam ne moom la yilif ci maire bi kon nag Seydina Issa Laye Makhtar bismillah Laye Makhtar Laye Madine maa ngi ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax. Yoff kii ñuy waaj a jox kàddu gi tey képp kuy dugg ci Yoff ak loo fiy def ak koo mënti doon donte ay atam bariwul di nga ko ci tàggu waaye leader ak xarit ku koy wut bi sa tax bu waa Yoff aayee nga recevoir leen dafa leen ay teranga wuta leen autorisation tubaarkàlla macha allah boo ñëwee dinañ la jox kaddu kii ñuy waaj a jox kaddu gi nag Seydina Limaamu mooy sa maam moo xuus ci géej gi ni ko randul nit ñi dëkk moo tax Yoff tey ku ne mën fee foire ndax bu du woon ak sa maam espace du fi am waaye ci teewaayu Falilou Keita ci teewaayu Lamine Diop le médiateur de l'élevage waaye ci teewaayu Moussa Abou Kane waaye ci teewaayu ki nga xamante nii que dëgg-dëgg ah tubaarkalla macha allah mooy Balla Gadiaga ak Abdou Fata Diop dama ni la monsieur le maire man de bi ma gisee ñuy lim maire yi nga gëntee nekk xale li ma wax xale yi rek mooy fonk sa ndey ak sa baay moo lay may yenn ndomb tànk yi waaye ku gis sa comportement xam ni bi jàng jotee jàng nga fonk nga say wayjur respecté nga dëkk bi bëgg nga waa Yoff kon tàccu leen monsieur le maire bu baax a baax wax jërëjëf merci beaucoup monsieur le maire kaddu gango waaw bismillahi rahmaani rahim auzubillahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum mbokk yi tey moom xam naa ne batterie FM maa ngi soog a yëg koor gi xam naa mbayeen yeeg si seeni dina am tey lu ñu wax te nañ am lu ñu wax mais day fàttali day tax ñuy fàttaliku ne yàllaa ngi fi te yàlla tey da lay kàttanal suba mu néewal la dañ koy sant bu baax ci bu ñu may ñu dugg ci koor gi ci jàmm yegg si fii tey ànd ko ak yéen ñëw fekk fi ay kilifa may nuyu le doyen Pedre Sarr di nuyu jaraaf al maa ngi koy ziar bu baax di ko yóbbante nuyoo ci suñu mbokki wakaam yépp di nuyu kilifa yi fi ne su ma tuddee éleveur Yoff tudd la docteur Babacar Thiaw tudd naa ñëpp di nuyu it vraiment képp ku fi ne te nga am ndombal tànk ci élevage ci Ndakaaru ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax di baalu wax waa Yoff ndax Yoff dañu ma dénkaane boo xam ne la ñaanuñu yàlla mu oyof déedéet pañale bu diis la war a doon bari bagage éleveurs yi nappkat yi élèves yi jigéen ñi ñëpp mën cee gis seen bopp mais nag ñu ñaan yàlla mi xam lépp man lépp di dégg lépp di gis leen mu téeñal ñu ko ba juróomi ati jeex waa Yoff am ci mbégte li ñu dénk nag yombul moo tax baalu leen war ñu ndax amaana ba waruñu woon teel a wàcc bés bi teel a wàcc amaana ba am na lu ñu waroon signé ñu yéexal ko loolu yëpp ñu ngi ciy jéggalu nit ñi ndax ay àqala yu dox suñu diggante ak ñoom lii nag laa gëm mooy liggéey bu ñu bëggee ab dëkk jëm kanam dañuy waxante dëgg nangoo ñax mais toog muy dox doxalul am réew li doxal am réew mooy la production ci wàllu mbay ci wàllu xam-xam ci wàllu élevage ci wàllu napp ak ci yeneen wàll ndax am na ñu fi nekk des entrepreneurs comme Souleymane Meng sama xarit maa ngi koy nuyu di ko ziar ñu ngi xëy di dox luy jur koom inchallah mais toog sa kër muy dox bëgg fay ko
mënul nekk te loolu nag bu dëkk bi wala réew mi delloo ginnaaw loolu ci cause yi tax mu am loolu ci la bokk moo tax bu ñu gisee lu mën a jëmale kanam économie dëkk bi muy l'économie locale parce que boo développé économie locale da ngay jur alal boo juree alal da ngay fay ay nit yuy liggéey di nga jënd di nga consommer entreprise yi dox ñu jël ay nit loolu mooy jëmale dëkk kanam loolu mooy jëmale am réew kanam ñun nag li ñuy def yàlla lañ ci seet moom lañ ci wóolu moo tax fa ñu demit ñu gis nit kuy liggéey dinañ la ne jërëjëf dinañ la ñaanal encouragé la ba noppi nag fas yéene ndax yàllaay mottali yàlla nañu ko yàlla defal nekk seen wet ba mandat bi di jeex da ngeen di promouvoir la destination de Yoff parce que bu tabaski jotee ñu bari dañuy ñëw jënd si xar comme la buy dugg ci dëkk bi loolu moo ñu yiteel boo leen di promouvoir Yoff da ngeen ni jël xale yi encadré leen ñu bañ a doon ay samba booy bañ a doon ay wëyu mais am passion di yar ay xar di ko jaay di teral seeni wéjur di participer ci économie dëkk bi macha allah ñun loolu la ñu gëm bu dee ci loolu lañ nar a ànd ak Yoff gëm naa ne jàmm ji dina neex dina baax te dina yàgg mais bu dee par loolu la ñu nar a nekk ci dëkk bi man day gëm naa ne ànd bi du neex te ni ñu àndee ak yéen éleveurs yi wane ne amul parparloo liggéey la ñu seex teraanga la ñu seex ay dëgëj la ñu seex absolument parce que ci seen biir bëri naa ci ay mag yu ma tëjulul sama kër tëjuluma leen suma bureau tëjuluma leen suma téléphone te dëgg laa seex ak ñoom macha allah loolu la doon kàddu yi di leen sant di leen gërëm te di leen wax ne tàmbali nañu ren ak yéen door nag du yomb macha allah incha allah la ca kanam mooy dax jërë ngeen jëf na dëgg jërëjëf ñu bàyyi nodd bi wàcc rek ñun ñëpp ñu may nodd bi rek mu wàcc ñu may nodd bi mu wàcc maa ngi beral remerciement boo xam ne remerciement bu rëy la ñu jagleel ko Abou Kane éleveurs yi tàccul leen ñu Abou Kane wax dëgg yàlla jàppale nañu ci fànn yu bari ci conseil ci wax dëgg yàlla partagé nañ xam-xamam bu baax tubaarkalla j'ai même pas les mots pour le dire mais Abou Kane yàlla na la fi yàlla bàyyi nga dund ba teg mbir mi ci say sëti sëtaat ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi ñu jëm ci décoration bi ñu maire jox maire dafa indi enveloppe ñuy ñaan rek mu ñëw ñu teganteeg loxo directement rek ñu jël ko en image s'il vous plaît monsieur le maire Fadilou Keita di nuyu l'ensemble des présidents yi nga xamante ne teew nañu fi di remercier tous ceux qui ont de près ou de loin ont tenu à participer à cet événement pour que la fête soit très belle ci turu président Babacar Thiaw waaw bismillah xel day fattu waaye maa ngi remercier waa APEXI te sëñ Dabaax mi représenté leen muy association bu mag boobu nekk Yoff ñu fas yéene liggéey ak ñoom itam ñu taxaw ci ponk économie si Yoff alors daal ñu ngi leen di jaajëfal tabarakallah ay la photo de famille s'il vous plaît